Internautes sans limite TV, bienvenue dans votre émission 15 minutes sans limite. Alors comme promis ni ma koy defee à chaque fois rek soli suñ daal seeti ndaanaan yi nga xamante ni dañ leen di ràññee lool ci li nga xamante ni moom la ñuy yëngu am ci tour macha allah di ko defee comme ni ko Sénégalais yi bëggee tey nag ñu doxantuwaat ni ma ko defee rek gàddu sama micro seeti ndaanaan boo xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci li nga xamante ni moom moo ci wàllum cinéma fii nii ci réewum Sénégal kooku moom mooy kan Moda de son vrai nom ci série bi nga xamante ni moom moo di Karma mu tudd ci Chérif moom lañ fas yéenee dalal tey ci seen biir émission 15 minutes sans limite daa ci waxtaanee yaakaar naa lépp loo xamante ni rek moom moo di cinéma lépp loo xamante ni moom moo di série ci wàllum Sénégal fii nii gis-gisam maanaam fi nga xamante ni série yi toll na fi léegi production bi tamit toll na fi léegi dinañ waxtaan tamit li nga xamante ni moom moo di actualité biir réew mi Sénégal tamit waaye laataa loolu dama koy daa ci bàyyi rek mu nuyoog internet yi nga xamante ni ñoo ngi koy seetaan ci Sans Limites TV grand bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax pour la première fois ci Sans Limites TV. waaw mais maa ngi lay delloo nuyoo bi mon frère di kontaan ci seetsi bi ngeen ñu seetsi vraiment pour ñu waxtaan mooy nuyu internetu Sans Limites yëpp donc voilà na waxtaan bi jolle. na waxtaan bi jolle ayca Moda de son vrai nom je pense bien moom lañ lay woowee mais ci série bi ñi ngi la xamee li nga xamante ni moom moo di Chérif on va un peu parler de Moda balaa ñuy dugg ci personnage ki nga xamante ni moom moo di Chérif Moda mën nga ñoo wax kan mooy Moda. bon Moda benn Baye Fall la benn taalibe la bu ñàkk solo sax donc bu passionné ci li ñuy wax cinéma mu ci yëngatu yàgg ko bëgg nag ba un jour rêve yi nekk réalité ñu daal di ci tàmbali te dañoo tàmbali rek li ci des bëri na. macha allah am na solo lool ñu gis la ngay incarner benn personnage ci benn série bu ñuy wax Karma yaakaar naa bokk na ci les meilleures productions de Marodi TV sa intégration biir Marodi TV ana naka la dikkee. bon comme ni ma la ko waxee man moom dama yàgg bëgg cinéma donc avant ça maa ngi doon def mannequinat après ma doon def ay publicité à la télé ci panneau publicitaire yeeg yooyu donc loolu dama ci yàgg xaw a yëngatu. par la suite après ci lañ ma woo sama intégration Marodi ci lañ ma woo ci benn projet pour publicité man publicité laa démarré Marodi donc j'ai fait des pubs avec Marodi après comme Marodi ñoom xam nga dañuy bëgg di jàppale les jeunes talents yi nga xam ne dañuy bëgg développer ci secteur bi ñuy yëngatu ci lañ ma dugal ci maîtresse d'un homme marié saison 1 ma def man joué fa en tant que médecin man maa nekkoon médecin Marème Dial bi man maa ko wax ni ko mënuloo am doom donc benn passage boobu rek laa fa am après ça Karma donc Karma saison 1 bi aussi ñu jox ma personnage Chérif après aussi joué waat naa Impact en tant que lieutenant Fallou ñu dugal ma aussi Ninki Nanka foofu aussi am naa fa quelques passages donc je pense que ñu ngi noué benn relation bu am solo sama diggante ak Marodi te vraiment ñu ngi koy doxal. fa laa bëggoon a miser tuuti mooy relation bi ngeen di relation bi nga am ak waa Marodi TV parce que bëri na ci ay acteurs ak actrices yoo xamante ni moom la ñuy am biir Marodi TV yaakaar naa mu nekk benn maison de prod boo xamante ni exemplaire la bu ma nee exemplaire c'est une école de formation mooy maanaam dañ lay récupérer comme niñ la def dañ lay récupérer jàngal la li nga xamante ni moom lañ soxla ci yow waaye dafay am li nga xamante ni tamit moom moo di suivi ku xool bu baax a baax seen i acteurs ak seen i actrices xool ni day am changement bu baax a baax ci yenn ci seen i production maanaam tey boo xoolee Amélia à ses débuts bañ ko jëlee ba léegi da ngay xool ni kii def na amélioration bu baax a baax lañ nga la mën a wax ci loolu. bon Marodi këru jàngale la boo fa ñëwee dañ lay jox confiance c'est pas parce que bu ñu lay jël du caagan da ngaa mën ba pare ñu jël la dañuy gis ay qualité ci yow yu ndaw ñu ñëw ñoom ñu développé loolu te loolu lu am solo la parce que kër bu ñu lay jàngal ba nga dem ba nga am benn niveau bi ñooñu da ngay doo def lu dul gàcce ngaaraama leen vraiment ñu def liggéey bu am solo ci cinéma au Sénégal en Afrique et dans le monde parce que actuellement bu ñëpp di seetaan cinéma di bëgg ñëw Sénégal Marodi grâce à Marodi ak yeneen production yi ñoo tax donc ñu ngi def liggéey bu am solo ba fi mu ne nii ñoom seen bopp ñu ngi tax tourisme Sénégal mi ngi am doole parce que ñu bëri ñu ma xam ñoo xamante ni ce sont juste des fans ñëw nañ Sénégal juste parce que dañu bëgg découvrir Sénégal à travers les séries te loolu am solo la ñu ngi vraiment war nañ leen ci accompagner jàppale leen ci bu baax a baax
bu nee maison de prod kenn du njëkk a tudd beneen tur te tuddoo Marodi yaakaar naa fii nii ci Sénégal mu bay waaram ci wàllum production ba tey yeneen maison de production commencé di def li nga xamante ni moom moo di ay série ak ay téléfilm ba ci ay sketch mais dañuy faral di gis fi mu toll nii réew mi fi mu toll production yi bari lool production yi tamit daati wuute lool ñu dem ba nga xamante ni yenn production dina génn sénégalais yi duñ ko adapté bu ma nee duñ ko adopté mooy maanaam dinañ génn def ay rôle wala ñu def ay séquences yoo xamante ni sénégalais yi dañ koy ñaxtu wala ñu koy kaas di nekk loo xamante ni dëppoowul tey ak suñu aada wala dëppoowul tey ak suñu cosaan wala tamit suñu diine wala mu nekk yenn scène wala yenn séquences yoo xamante ni doo mën a toog tey benn shérif du mën a toog seetaan ko ak yaayam wala du mën a toog seetaan ko ak papaam ba mu commencé woon jur leneen ci maison de prod yi loolu nan la Marodi xeexee ba loolu noonu daati fay dañ actuellement nii. Bon, il faut dire que Marodi ñoom dañu respecte tout ce qui est éthique, déontologie ak culture. Comme yeneen maison production yi ni ñu ko respecté aussi. Mais aussi dañu war a xam leen que ni cinéma pour mu avancer, pour mu jàll ci frontières yi, il faut que ñu jàll ci yenn niveau yi quand même. Parce que yooyu noonu ce sont pas des scènes yoo xamante ne ni vraiment gars yi yeggal nañ ko fa xamante ni yeggu fa nekk gars yi non attends sumeeku gisagoo fi benn scène nit sumeeku fi ba set wecc. ñu koy non tout le temps ñu ngi censuré kii yooyu passage yooyu sunu parents yi dañuy toog di seetaan novelas ñoom ak seen doom yi te yooyu noonu lu ne nga fay gis vraiment il faut ñu jàpp si même si que vraiment loolu kiiwuñu ko parce que tamit nit ku ne da nga am say base am say culture te Sénégal vraiment dañu xamee aada ak cosaan bu dëgër boo xamante ni nii yenn yi jomm nañ ko waaye tamit àdduna bi ak cinéma fi mu toll nii damay ragal yeneen dëkk yi dañuy dem bàyyi ñu fi donc il faut que ñu xaw a waaw foofu noonu dëkk yi dinañ dem bàyyi ñu fi de te ñun aussi Sénégal dañoo bokk actuellement ci cinéma bi en Afrique et dans le monde ñu ngi percé ci loolu yoon yëpp parce que yooyu noonu am na yeneen dëkk yoo xamante ni nii suñu culture bokkul ak seeni culture ñun bu ñu bëggee percé génn frontières yi il faut que aussi ñu xaw a avancé tuuti daal par rapport ak ñeneen ñi même si que tout le temps ñu ngi bàyyi xel culture bi nga xam ne ni moom lañu am te loolu lu am solo la que ça léegi nag li ci des mooy wàllum gis nga qualité Marodi dañu nekk di xeex loo xamante ni mooy qualité image ak qualité cinéma loolu moom moo tax bu beneen maison ñëwee proposé la loo xamante ni c'est en dessous de li ñu tàmm gis ak Marodi dañ leen fay bàyyi xam nga dañu bëgg ñëpp nag suñu sañoon maison de production yëpp copier comme li Marodi di def man cautionné wu ma néew ma man je suis pas partisan de Marodi mais pour le moment foofu laa nekk suñ ma xamee ak yëpp parce que ñoom ñoo tax maison de production bëgg ñu liggéey damay liggéey ak moom ah oui parce que acteur là loolu mooy sama métier je suis ouvert à toutes les maisons de production yu bëgg liggéey ak man mais pour le moment Marodi laay liggéeyal sama 3 projets yëpp c'est avec Marodi. mais est-ce que Marodi xawuñu fiir ci côté boobu maanaam bu ñu gisee seen benn parce que damay gis yenn personnage yoo xamante ni yenn acteurs yoo xamante ni ñi ngi ci yenn maison de production mais bu leen Marodi soxlaa dañ fay ñëw mais c'est très rare ngay gis acteur boo xamante ni Marodi la nekk nga koy seen ci yeneen production et pourquoi ça. non Marodi vraiment meluñ noonu. non du tout parce que ñun suñu bopp dañuy wax ne bu ngeen gisee leneen. mu proposé leen te mu jaral leen mais dem leen. loolu wax la rek. non du wax. mi ngi mel ni yow mi ngi mel ni un Mbappé bu nekk Paris. xam nga ni soo demoon tey Evenprod. Marodi du la woowaat. mais déedéet la moo tax. beneen la woowaat yow mënoo quitter sans limite. waaw dem beneen kii. dem leeral wala Dakaractu. lu tax du la woowaat. parce que joowewuñ noonu. déedéet su fekkee da nga fa jugee ak juge bu rafet. nga tàggatoo fa tàggat bu rafet. séq koog ñoom benn ay. jàmm ak salaam ngeen séex. ñoom ñu xam ne aussi c'est dans le cadre professionnel. liggéey moo la tax moo la indi woon fii liggéey moo la yóbbu fële ñii buñ la soxlawaatee da ngay ñëwaat. parce que ay maison de production acteur nga yow say service lañ soxla donc. pourquoi ñu ne duñ la woowaat non maison Marodi melul noonu. kon su ma la déggee da nga bëgg a wax loolu mercato bu loyal la. loolu mënul loyal la si. attends football bi. Mbappé jugee na Paris day bëgg na jugee Paris. non attends déedéet li may comparer benn la parce que lépp rek lii
aar la. léegi question bi naa ko bàyyee sénégalais ñoom ñu xool ndax mës nañ gis acteur boo xamante ni wala actrice boo xam ne génne na Marodi dem beneen maison de prod ñu defaat beneen production daati ñëw man daal mercato bi gis naa Marodi mooy récupérer ñëw indi teg. waaw d'accord léegi nag loolu. peut-être aussi. ci beneen fànn la moo tax. ci beneen fànn la. xëy na looloo tax. parce que tamit man su ma jugee Paris. Paris di ma fay temps. ma jugee Real fay ma temps. non bàyyi rek ma defee ko parce que man je suis trop amateur de foot. su may comparer foofu laay dugg. léegi ma bëgg a delluwaat fële. kay foog mu fay lu ko xaw a kii tuuti pour ma ñëwaat. wax dëgg yàlla ci ma jàngat sama jàngat la xëy na bon. kon looloo tax ku ñëw Marodi da ngay toog mais ku génn Marodi doo mën a ñëwaat. ok léegi lépp leer na waxoo loolu ba tey. yow yaa leeral loolu man dama dugal waaye ngay def. waxoo loolu non man loolu laa jàpp de ci mercato bi loolu laa jàpp ba tey baax na loolu c'était juste une parenthèse pour ñu souligner ko pour ñiy seetaan gën leen xam des fois aussi Sénégalais yi seetaan jaawale li nga xamante ni moom moo di la personne ci boppam ak personnage bi nga xamante ni moom lay joué maanaam ñu jox la benn rôle mandikat boo xamante ni da ngay maan di dox di drogué wu mais ñiy seetaan bët boobu lañ lay xoolee tey wala agresseur wala je sais pas sàcc wala nga nekk seytaane bët boobu tey lañ lay xoolee. waaw loolu moom gënoon na métti il y a 5 ans dara ci cinéma bi mais léegi gis nañ ni mi ngi avancé parce que ci xelu Sénégalais yi léegi dina ñu ngi commencé comparer acteur personnage ak nit ki et c'est important loolu lépp li koy firndeel mooy cinéma buy jëm kanam parce que buy jëm kanam nit ñi seetaan aussi dañuy gën a comprendre lan mooy cinéma et c'est important vraiment ñu ngi ciy gis changement bu baax de mentalité vis-à-vis même bu dee des na ba léegi mais mi ngi am changement tuuti. sànq suñu waxtaan avant may débuter wax naa benn wax mooy maanaam le Karma la série bi nga xamante ni joué ngeen ko mu daal di cartonné lool yaakaar naa international la série bi parce que ñëpp ñoo ko doon seetaan ku xool les millions de vues yi nga xamante ni moom ngeen ci récolté xam ni série bu dox la donc mu nekk benn tour boo xamante ni da ngeen ko jël tuddee ko série mu nekk loo xamante ni ça existe mais existence bi ñi ngi ko xamee ci série bi nga xamante ni tourné nañ ko mooy maanaam le Karma existe ci la Sénégalais yi door a rendre compte que ni le karma existe bel et bien mooy maanaam booy def wala ngay wax wala ngay jéem ci dara na nekk loo xamante ni jàmm la parce que à tout moment mën na retourner waat ñëwaat ci yow. waaw donc comme ni nga ko waxee le karma mooy genre boomerang. boomerang lu waay rend sa loxo lay naaj. donc loo def nit rek. jàppal ni le karma te reviendra un jour. muy yàgg mu yéex. dina mës a fayu. te loolu vraiment ñu ngi ciy jublu pour yeete. parce que àdduna bi boo seetloo soxrante bi bëri na. ñaanante bi bëri na. defante lu ñaaw bëri na. te xamuñu ni tôt ou tard loolu loo def nit rek. dina retourné wu ci yow. dañu war a xam ni suñu borom mooy dogal. te bu defee jaamam mu juddu. bind na ci li mu war am lépp ci àddunaam. nit bu muusee am xel. wax dëgg yàlla waroo di sonnal nit. di tibb tànkam dem ci liggéey. di ko yàqal diw am na lii noo waru am lii non da nga war a am xel xam ni ki la bind moo ko bind ki la jox moom moo ko jox te ki ko jox moom yow ala kulli xaali am sa bos mi ngi ñëw da nga yàkkamte rek ba tax nga bëgg a liggéeyal doomu jaama te suñu borom dafa nekk koo xam te nit kuy seetaan la dafa bokk ci ay turam ku màndu da lay bàyyi ak li nga def mu ànd waaye le karma te reviendra un jour viendra loolu li nga def noonu dina fayu ci yow yow mal xiyaam incha allah loolu moo ñu nar a tàddeel gis nga suñu borom dafa nekk clément ñun ñëpp lay jégal pare taxawee nee di ñu seetaan ñun suñu biir nit ak nit ñooy dugalante safara parce que tamit mooy tul ma doomu aadama boo tooñ mu ne la bàyyi naa la ak yàlla c'est important nañu bàyyi soxorante bi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañu yéenante jàmm adduna bi dara xajutu fi jeex na ba pare am na solo loolu nga lancé message boobu yaakaar naa mais ba tey rek damay desandi ak yow foofu buñ demee ba nga xamante ni yàqante wala def nit lu ñaaw wala wax nit lu bon wala yéene ko lu ñaaw bu njëkk ba dañ ko doon dégg ci ay liggéey wala yóbbu ko ci sëriñ wala dofloo ko wala def nii wala def naa fa lañ ko doon dégg mais buñ demee ba nga xamante ni lépp léegi dajji fàng la mooy maanaam lépp réseaux sociaux lañ koy defee léegi amatul sutura yàqante bi wili pande bi defante lu ñaaw lu ma xamal moo daal ñaa ko ñëw
weer ci réseaux sociaux yi lu ma xamal moo daal naay ànd ak moom mais naa ko wax pour ñu bind ko fee dugal ko fii génn ko fee mu dem ba nga xamante ni léegi dem na ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk milieu bi nekk ci sax dañoo ragal léegi dootoo bëggati àndandoo dootoo bëggati fréquentation dootoo bëggati sax génn di dem fenn wala ñu lay gis ci lenn parce que tey jii nii dëkk bi toj na yàqu na kenn xamatul kan ngay wóolu kenn xamatul fan la nit di jaar ndax ni ñuy utiliser li nga xamante ni moom moo di réseaux sociaux yi. non gis nga lu bon fu mu am lu baax am na fa. ni ñuy wili pande nit ñi parce que dañoo juum parce que juum te laa ko mën a tuddee nit ku ne sa àdduna boo bëggoon boo sañoon doo def yenn ñoom ñoom bon tey bañ lay wane da nga juum yu bon yooyu ñuy fësal saa su ne pourtant mën nañ fësal sa lu baax yow chaque jour nga def lu baax loo xamante ni war nañ ko mën a fësal nit ñi gis ko man chaque jour ma def lu baax comme ni may defee lu ñaaw aussi comme ni ko keneen di defee parce que nit ku ne ci àddina nit ku ne muy ñi ñuy sukkal di leen raamal muy ñi ñu yaakaar muy ñi nga xam ne ni dañoo yaakaar ñoo gën am na ayib boo xamante ni bu nekk ci ginnaawam bu ko sunu borom ni ko sàkk sàng ko sutura noonu la ñu war a sàngante sutura ñun suñu biir nul n'est parfait nit ku ci ne am nga sa loo bon loo xamante ni yaa ngi koy nëbb buggoo mukk nit xamal la ko yow mii di fësal lu bonu jàmbur bis bu ñu fësaloon sa bos nga fàtte bosu jàmbur boobu nga fësal te foofu la réew mi toll donc nañu defaraat toogaay yi nañu delluwaat ci culture bi parce que loolu dafa am solo enracinement dafa am solo nit ku ne sa cosaan fi nga cosaanoo fi nga jugee am na fa lu dëgër këng lu fa say maam bàyyi yoo xamante ni boo fa delloo rek sa xel dina dellu si nañu bàyyi soxorante bi nañu bàyyi di wili pande doomu aadama yi loolu bëri na fi torop ci Sénégal moo tax ñuy moytu parce que ñun ñoo gën a weex dunk vraiment ñoo gën a weex dunk loolu moo tax ñuy moytu bu baax a baax xam nga parce que àdduna bi foofu la toll daal nañu gars yi nañ laab xol yi nañ defaraat toogaay yi daal c'est important. ni ma koy waxee rek mooy maanaam série am na ñoo xamante ni buñ ciy dugg tey passion moom moo leen ci dugal mais nekkul 100% yëpp am na ñoo xam ne peut-être leneen moom moo leen ciy dugal mooy maanaam naa ci siiw am ñoo xam ni naa ci am tur am ñoo xam ne liggéey lañ ko def am ñoo xam ne passion loo xamante ni dafa yàggoon nekk ci ñoom moom moo leen ci dugal ba tax na tey xale yi ñi nga xamante ni ñoo ñuy toog di ñu seetaan tout le temps dañuy am ay idole maanaam benn Moussa buy seetaan benn Chérif ni man ni kii laa bëgg a mel rôle bi laa bëgg di jouer comme kii nu muy jouer am ñoo xamante ni dañuy bëgg a mel comme Marichou am koo xam ne dafay bëgg a mel comme Pod ana ñooñu di seetaan tey di bëgg li nga xamante ni moom moo di bokk ci série yi uniquement parce que passion moo leen ci dugal uniquement parce que siiw moom moo leen ci dugal uniquement parce que ouverture moom moo la ciy dugal. mais loolu c'est important parce que ci àdduna lépp loo gis par exemple su ma gisee président de la république wala ma gis ministre wala dara kooku du ay caaxaan moom moo tax mu am li mu am dafa jàng am ay diplôme loolu motivation la ci xale yi léegi ñu xam ni pour ñu yegg foofu il faut ñu jàng dëgg la mais cadre cinéma bokk na loo xamante ne ni bokkul ak lële cinéma passion moo la ci dugal avant tout da nga koy bëgg doo ci séntu buzz doo ci séntu alal doo ci séntu leneen man sama page yi ma yor c'est en arrière par rapport aux autres acteurs par rapport ci nombre d'abonnés et tout parce que xam nga lu tax du loolu du foofu man dama ko bëgg li may def cinéma dama ko bëgg dama am amour ci li may def suñu nekkee plateau tournage ñëpp dañuy ñibbi pare naa samay séquence mais damay toog tout le temps di seetaan parce que dama am amour caméra am amour micro am amour xam nga plateau tournage équipe technique toog xam nga parce que dama bëgg loolu dama bëgg cinéma xëy na par rapport ak samay rôle yi ma interprété amaguma rôle boo xam te dafa fës bu fës a fës pour ma mën a fësal li nga xam ne nii moo nekk ci man li ma mën mais comme li ma la wax rek dañuy soog a tàmbali dañuy soog a door xëcc bu dakkul dikk gars yi ñu ngi ñuy proposé te loo xamante ne da nga koo bëgg tout le temps da nga ci def ay saytu ay jàngat di gën a avancé di gën a performant par rapport aux autres donc bis bu opportunité yooyu bu saisir si c'est à saisir donc dinañ xam ni loo bëgg ak loo dugg pour buzz bokkul donc loolu la ñu bàyyi xel loolu bu baax. biir série bi Karma en dehors yow boolewuma la ci kan moo ci sa actrice préférée kan moo ci sa acteur préféré koo xamante ni ay séquences am daf lay frappé. j'avoue que nous sommes une équipe boo xamante ni ñun ñëpp am talent macha allah. ñëpp mën li ñuy def génne ci sama bopp maa ci gën a yées man. déggoo li ma la yaram la cay génne yow. mënuma mais gars yi li ñuy joué dafa rafet. dafa neex yow ci sa bopp da ngay booy seetaanaat
da ngay kontaan parce que da ngay xam ne ñii relève bi taxaw na pour yóbbu cinéma bi ci kaw a kaw a kaw waxuma rek les acteurs de Marodi mais d'autres projets comme les projets de Evenprod y a des acteurs yoo xamante ni nii gaañ dañu mën li ñuy def da ngay kontaan boo leen seetaan da ngay jàng ci ñoom te loolu lu am solo la donc ñoom ñëpp dañu mën a jouer tubaarkàlla macha allah jàmbaar ñoom ñëpp a mën daal. Chérif ba tey tontu woo ma ci li ma la laaj. kan moo lay gën a marqué kan ci série bi bu dee jigéen ñi la Amélia la Ndeye Marie la wala Virginie. Bon les 4 filles elles m'ont vraiment marqué surtout sur la saison 2 dans la saison 2 du moins dañu jouer lu rëy lu rafet loo xamante ni ñëpp a teg seen bët vraiment ñoom surtout jaareetu muy Amélia non dafa màgg saison 2 bi da ngay gis nettement que non dafa dépassé fi ñu ko doon xaar que ça soit Ndeye Marie que ça soit May que ça soit Virginie vraiment macha allah top ah ñoom daal ñoo ma gën a marqué à part ci saison bi donc mag ñi nag ñooñu suñuy kilifa lañ yàgg nañ ci aar bi ñooñu moom booy joué ak ñoom sax da ngay jàng tout le temps damay am contentement ak envie di nekk ak ñoom que ça soit sama yaay jeewoo kooku yàgg na ma koy rendre hommage di kontaan ci moom di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak ñëpp ñi nga xam ne ni ay doyen lañ ci carrément bi vraiment. lan ngay wax sénégalais yi nekk ci TikTok bi maanaam ñoom ay séquence su Abdoul Majib rek moom moo leen intéressé parce que nee na rôle bi ñu ko jox dafa yomb te dafa neex mooy maanaam rôle fóonante séquence yooyu nee na lu ci ëpp moom la ñuy jël di ko dagg ci TikTok bi di ko partager partout parce que nee na boo xoolee la majeure partie série yi nga xamante ni moom jot na fa jaar gis naa ay extrait yu yàgg yoo xam ni sax jotoon na ko tourner séquence yooyu noonu la ñuy jël di ko dagg nee nañ kii rôle yi ñu koy jox à chaque fois rek dafa am wërsëg maanaam ci rôle yi lay tombé. waaw mais au fait xam nga personnage dafa am gis nga scénario dañuy définir personnage bi ku ci nekk lii ak lii mooy rôle am man Chérif sama rôle mooy may fédéré ñu may dóor maire bi di ma xas truc personnage la Chérif ak Moda melul noonu il faut ñu comprendre loolu man nangu jouer loolu te am naa ci mbégte am naa ci contentement parce que yóbbu na ma fu sori nit ñi ma xam bari na ci Chérif boobu donc il faut sénégalais comprendre na personnage dafa am nit ku nekk personnage définirul nit ki ni mu mel Abdou Majib personnage am noonu la war a mel dafa war a ëmbal fii takk fii xam nga yooyu noonu bon comme li ma la wax sànq affaire yi yooyu foog nga cabax ko ci des fois parce que gisoo sénégalais loolu la ñuy dagg di ko dugal loolu lañ bëgg leen defal des fois lu ñu xaw a bëgg tuuti parce que xam nañ ni cinéma foofu la toll léegi boo fi nekkee li jàpp loxo nit ki di ko raay ak yooyu gis nañ ko ba sonn. dañu weesu foofu. non weesu wuñ ko. ñun suñu biir weesu mais cinéma bi moo weesu foofu cinéma la cinéma bu ñu bëggee percer. vers le foog yooyu mu ci. mais damay bañ ay ñoom Jamra ak yooyu noonu. non Jamra léegi xam na demee gisoo léegi gëj naa indi ay plainte ak yooyu xam na ni il faut non du baab xam na ni. lii nii kat wax dëgg yàlla. saa su ne bu bëggee xëy indi plainte. dina metti parce que gars yi dañu bëgg a évoluer tamit. dafa mel ni nekkatul benn série rek moo koy def dafa mel ni série yëpp a koy def léegi. te ñun sax suñu série wax dëgg yàlla boo ko gisee benn. di nga dawalaat ay épisodes yu bari. doo ko ci gisaat. ba léegi ñu ngi si jéem a sàmm loolu noonu. donc macha allah kay moom démb équipe nationale doon football di jongante ak ki nga xamante ni moom moo di Burkina Faso daal di remporter ndam li ñu war a football nag final. fi mu toll yaakaar naa ndam li fii la war a ñëw ci Sénégal ana démb ban mbégte ak ban contentement nga am bi nga gisee Sénégal daal di qualifié. non mais sama baat bi dafa dee ba léegi sentiroo non dama yuuxu ba sama oto dama paan démb essence parce que dama kontaan ba gisuma sax jauge essence bi fi mu toll. dama paan essence non joueurs yi wala supporters yi. gis nga football. man ancien joueur ba léegi damay football. mais gis nga football dafa nekk loo xam dafa metti nekk sa ginnaaw di wax naan kii deful dara kii lii dafa yomb sa gars yi liy daj terrain bi fii 90 minutes di ko daw di tëll di dajeek sa morom góor yombul de te yow li nga bëgg équipe bi ngay football loolu la bëgg muy ndam donc da ngay naxante ba gagner rek c'est le meilleur qui gagne tout le temps donc ñuy wax sénégalais yi nañu ñaan final benn match ci des benn ñëpp booloo doon benn booloo xol yi parce que tamit gis naa ko ci CAN bi sérieusement gis naa ni ñëpp dañu booloo restaurant boo dem
kër goo dugg ñëpp a ngi booloo doon benn da ngay jékki-jékki Sénégal am nga dugg kott koo xamante ne xamoo ko loolu football rek moo ko mën c'est parce que xol yi booloo nañ te bëgg nañ ndam li ñëw li ci des mooy ñuy ñaan tamit ñi nga xam ne yóbbu nañ leen ci kaan bi ak yóbbuwuñ leen non ñëpp booloo non man sëriñ si sax wax dëgg yàlla loolu man c'est autre chose parce que je me dis que yàlla moom lépp lu muy def rek def na ko ba pare su dee ndam ne dafa war a ñëw Sénégal day ñëw amul sëriñ amul kenn mënu ci dara parce que suñu borom kenn mënu xëccoog moom affaire sëriñ moom man du ma ci basé wu trop quoi ah mais parenthèse la quoi waaw parenthèse la non dafa am loo xamante ni moo ëpp solo mooy xol gis nga ñun bu ñu boolooyee ñun ñëpp suñ ñii ñun sénégalais lam daay wax ma la sëriñ de ñun ñii ñi bëgg réew mi bëgg équipe bi bëgg coupe bi ñëw bu ñu boolooyee doon benn def suñuy ñaan ñun ñii non suñu borom dina am kenn wala ñaar ku mu ci ruus ñaan boobu antu parce que ñaan direct suñu borom moo gën a wóor defe naa ne jaarale ko ci ay sëriñ parce que kaan yu mujj yëpp yóbbu nañ sëriñ ba taay est-ce que mës na ñëw ñaan suñu borom moom mooy kii maye yàlla nañu may loolu amiin suñu borom kon nañu rus ruus ci kilifa diine yi nga xamante ni ñoo ngi fi tëdd boobu ba léegi ñoo ngi yuutu li nga xamante ni moom moo di coupe bi yeneen dëkk yi jël nañ ko ba mu des Sénégal ngal la rek yàlla suñu borom ñoo ngi lay ñaan ñun tamit boole nañ xol yëpp ànd nañ doon benn xàccandoo dóorandoo ndam li ñëw fi nga xamante ni moom moo di Sénégal Chérif maa ngi lay jaajëfal di kontaan bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ni dalal nga ñu ko di la bàyyi rek nga tàggoog internet yi nga xamante ni ñi ngi la doon seetaan ak ndaw yi nga xamante ni ñi ngi lay seetaan tamit di aspirer à être ëllëg nekk benn Chérif. waaw donc maa ngi remercier ñëpp surtout yéen ngeen xam ne yéen a déplacé wu ñëw fii pour ñu waxtaan ci àdduna parce que waxtaan bi waxtaanu àdduna la donc ñun ay taalibe lañ ay ndongo lañ yaakaaruñ ku dul yàlla yonent bi ak Serigne Touba Cheikh donc ñu ngi def suñu bonhomme de chemin yeggaguñu defaguñ dara amaguñu dara waaye ñu leen di ñaan rek ngeen ñaanal ñu fépp fu ñu bëgg a yegg rek ñu yegg fa donc lu am solo la jërë ngeen jëf vraiment. balaa may tëj am na lenn lu fi jot a xew mooy woykat yi ñiy woy équipe nationale dafa am woykat boo xam ni moom Sénégal yi dañ koo singli woon lool ci kaan yeeg coupe du monde bi muy Queen Biz maa ngi koy nuyu de passage bu baax a baax ren mu mel ni Sénégal yi dañ koo jël aj ko ca kaw ndax nee na man commencé génn tiisam yu ba léegi Sénégal day am ndam ana yow ban jàngat nga am ci mbir moom. non mais Queen sunu Queen la. Queen waaye lu la neex. équipe bi sunu équipe la ñun ñëpp ko bokk wax na ko. ku mu neex way way bi ngay way ku ne bu yaakaaroon ne boo wayee ndax équipe bi toog doo way nit ki dafa way pour bëgg non mais wax na dëgg et puis système bi nga jël ci kaan bi neex na ma di ko daggat noonu ay teaser donc non clip bi na bàyyi clip bi bu mu génn clip bi bàyyil ba final bi ba ñu jël coupe bi nga clip def ko 29 minutes yaay ëpp vue ci YouTube bi. jeex na tànk Queen yaakaar naa dégg nga message boobu la Chérif lancé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan encore une fois ci seet si bi ñu la seet si ak dalal bi nga xamante ni dalal nga ñu ko macha allah internet sans limite TV yéen tamit di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen joxaat dig daje beneen numéro ci beneen émission d'ici là portez-vous bien et restez sur Sans Limite TV.